Diop. bon wax nañu ci jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel wax nañu ci des médias ak digganteem ak fisc bi xëy na moom ni mu waxee journaliste yi di leen xool li ngeen di wax xëy na dafa juum ci ni mu ko interprété certes parce que man gisuguma journaliste bu waxee noonu sens boobu alors que loolu sax ci journaliste Sénégal fi mu toll amul kenn kuy nekk sa organe pour attaquer keneen naan fay leen donc xam naa ni njuumte la mais am na ay politiciens yu wax loolu donc ñooñu dañu bëggut a dégg nag dañu takk rek lu leen neex seen nopp bëgg a xool fu leen neex wax nañu ko waxaat nañu ko redressement fiscal bokkul ak fay impôt da ngay fay impôt ba noppi ñi la càmbaraloon say këyit ñi la fay nga nangam ñun bi ñuy xayma dañoo foog ni daal dañoo juum wala dañoo foog ni daal li nga ñu wan ni moom nga liggéey ci at bi sa chiffre d'affaires génne lii ak lii ak lii mun na am daal dañoo juum léegi dañuy ñëw xoolaat am nañu temps ci ay fan ak ay weer pour ñëw xoolaat bu ñu xoolaatee ni dañoo juumoon maintenant teg nañu la daan bi wala taxe bi temps ngay fay ni ñu ko defee nag ci groupe des médias moo jaaduwul redressement fiscal bi moo jaaduwul non seulement li ñu xayma dafa ëpp bu ñu amee sañ-sañu teg seen ay daan mais ci xayma googu aussi dafa am lu ñu yoon may ci temps ak procédure loolu nag lañ nu mayul moo tax ñëpp dénoncé ko ni acharnement la donc def na précision bu am solo ci ni di leen fay impôt am na ñu koy wax am na politicien bu ñu invité woon fii Ndumbelaan man bi ma xëyee woo naa ci responsable mu ne il faut ngeen arrêter di invité ñu féete pouvoir bi ñuy wax lu dul dëgg ci fay impôt parce que nit du daas paak di ko rendi bu fekkee day ñëw fii am benn pendant 30 minutes wax leen bugg am fay impôt wax leen bugg am fay impôt ngeen bàyyi ko ak seen temps d'antenne mu leen di rendi mais loolu du dëgg du yoon ba da ngay ñëw pour di wax loo xam du dëgg uniquement pour yàq deru sama société ak ki moom sama société dama naan la gaynde du dëgg wala ma yëkkati la ci plateau bi parce que nag loolu suñu liberté la am nga liberté comme bu ma la invité bu may wax loo xam ne arrangé wala ñaata ñu leen ci suñu gedd ay plateau mais noonu nga amee sañ-sañu recadrer kii wax lu dul dëgg groupe des médias encore une fois fay na impôt ba noppi ñoom ñu def seen ay calcul ñooñu dañoo juum ñoo defaat beneen yundulu def li ñuy wax redressement fiscal loolu nag la ñu teg lu dul yoon te topp ñu procédure bi parce que joxuñu ñu temps bi ñu leen mën a kalaame ci kanam ministère des finances. yaa xayti mu laa na loolu leer na Abdoulaye Mbow. parce que Mansour wax na li nga xam ne moo soxal mbir moomu mais damay jàpp ni Mansour sommet France Afrique defe naa ni ki wax si loolu man damay jàpp ni li société civile bi africaine yóbbu foofu ay ndaw les plaidoyers qu'ils ont porté defe naa ni chef d'État yi mosuñu ko porté devant un président de la France donc il faut se dire que mu xam ni effectivement jamono yi tembe on a une jeunesse africaine beaucoup plus éveillée beaucoup plus engagée xeex yu ñuy xeex dafa nekk xeex boo xam ne xeex yoo xam ne dafa soxal l'indépendance économique et sociale de justement de l'Afrique donc ñooñu dem foofu noonu Macron comme ni mu ko waxee mënul jaar fenn bay ñu ngi koy wax ne bay dugg ci biir xelu xale yooyu pour jaxase leen ak li nga xam ne moo di seen ay dëkk defe naa ni sax sommet France Afrique war nañu ko toggaat war nañu ko tëggaat parce que bu fekkee ni président France mooy organiser xool ku muy invité ku mu dul invité te ñu ne sommet France Afrique dafa daal di doy waar bu ñu ñëwee itam li nga xam ni moo di France lay toog wala Paris wala dëkk bu ko neex ci biir France président yi war dem yëpp taal seen avion lakk kérosène fekk si ko moom def naa ni war nañ ko changer pourquoi pas France Afrique sommet France Afrique benn yoon une année à Dakar l'année suivante à Bamako l'autre année à Abidjan l'autre année à Paris l'autre année à Lagos etc donc war nañu changer formule bi pour véritablement ñu xam ne Afrique effectivement si sommet boobu am na rôle goo xam ne bu essentiel la. am na solo jërë ngeen jëf El Hadj Mamadou Mansour Diop jërëjëf Abdoulaye Mbow waaye itam téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar. yu bare yoo xam li ñuy wax amuñ ci dara lu leen leer naan dem leen ngeen fay ji am na loo xam ne maanaam buñ ci soloon nit ñi ay Bougane dafa war a teel a wax wala nangam doomu aadama ci da ngeen di respecté nit ñi am na journaliste yoo xam ne kenn mën da wax sax ay journaliste xam ay lan lañ dañuy nekk fii groupe des médias ñoom yàkkamte na nag groupe des médias wax dara barki Dembo Ndiaye gis na fi ay journalistes yoo xam ñi ngi critiquer la ni maanaam actuellement nii ci Sen TV maanaam ci Walfadjri fa mu nekkoon. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal nuyu nañ leen yéen ñëpp ziare leen donc Sénégal moom ma yóbbante
donc di ñëw rek def benn bonus ci vidéo bu ñu defoon di wax ci li nga xam ne mooy sommet France-Afrique li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko ci vidéo mais dama bëgg ñu bàyyi xel ñun les Africains lu waral Macron mu invité ñi nga xam ne moom mooy la jeunesse africaine les partis civils lenn rek la nañ ci jàngee nañ xalaat ne est-ce que nekkul ne dafa bëgg a jaxase la jeunesse africaine les leadership ak ñi nga xam ne ñooy suñu chef d'État yi parce que actuellement lenn rek la ñu mën a def pour li ñu bëgg ñu am ko ci Afrique muy accroché wu ci Afrique ba ñoom chute bi nga xamante ne ñoom gis nañ ko muy chute boo xam ne France dina ko chuter bu fekkee africains yi war nañ leen ginnaaw li ñu mën mooy jaxase ñu ñun suñu biir mën a ñëw occuper li nga xamante ne moom mooy suñu territoire ak suñuy ressources surtout suñu ressources yi ak suñu biens yi loolu nag fekk diviser wuñ ñu semé wuñ la zizanie suñu biir duñ ko mën a am kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que tamit yabaate weesuwul mu bàyyi fi suñu chef d'État yi invité ñoo xam ne peut-être amuñ benn pouvoir amuñ benn dogal ci li nga xam ne moom mooy ci gouvernance suñu réew yi ñun Afrique loolu mat a bàyyi xel la ils sont très rusés di leen wax ne déglu bi mu leen doon déglu dara safu ko ci dafa am lu mu bëgg moo tax maa ngi invité tous les chefs d'État africains yéen la jeunesse africaine ñu xool nu ñuy dajaloo autour d'une table yéen la jeunesse yéen les partis civils ni ngeen def ba dajeek Macron mun ngeen ko def ba daje ak les chefs d'État africains. mu ngoog kon loolu mooy. yu bare yoo xam li ñuy wax amuñ ci dara lu leen leer naan dem leen ngeen fay ji am na loo xam ne maanaam buñ ci soloon nit ñi ay Bougane dafa war a teel a wax wala nangam doomu aadama ci da ngeen di respecté nit ñi am na journaliste yoo xam ne kenn mën da wax sax ay journaliste xam ay lan lañ dañuy nekk fii groupe des médias ñoom yàkkamte na nag groupe des médias wax dara barki Dembo Ndiaye gis na fi ay journalistes yoo xam ñi ngi critiquer lan ni maanaam actuellement nii ci Sen TV maanaam ci Walfadjri fa mu nekkoon. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal nuyu nañ leen yéen ñëpp ziare leen donc Sénégal moom ma yóbbante donc di ñëw rek def benn bonus ci vidéo bu ñu defoon di wax ci li nga xam ne mooy sommet France-Afrique li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko ci vidéo mais dama bëgg ñu bàyyi xel ñun les Africains lu waral Macron mu invité ñi nga xam ne moom mooy la jeunesse africaine les partis civils lenn rek la nañ ci jàngee nañ xalaat ne est-ce que nekkul ne dafa bëgg a jaxase la jeunesse africaine les leadership ak ñi nga xam ne ñooy suñu chef d'État yi parce que actuellement lenn rek la ñu mën a def pour li ñu bëgg ñu am ko ci Afrique muy accroché wu ci Afrique ba ñoom chute bi nga xamante ne ñoom gis nañ ko muy chute boo xam ne France dina ko chuter bu fekkee africains yi war nañ leen ginnaaw li ñu mën mooy jaxase ñu ñun suñu biir mën a ñëw occuper li nga xamante ne moom mooy suñu territoire ak suñuy ressources surtout suñu ressources yi ak suñu biens yi loolu nag fekk diviser wuñ ñu semé wuñ la zizanie suñu biir duñ ko mën a am kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que tamit yabaate weesuwul mu bàyyi fi suñu chef d'État yi invité ñoo xam ne peut-être amuñ benn pouvoir amuñ benn dogal ci li nga xam ne moom mooy ci gouvernance suñu réew yi ñun Afrique loolu mat a bàyyi xel la ils sont très rusés di leen wax ne déglu bi mu leen doon déglu dara safu ko ci dafa am lu mu bëgg moo tax maa ngi invité tous les chefs d'État africains yéen la jeunesse africaine ñu xool nu ñuy dajaloo autour d'une table yéen la jeunesse yéen les partis civils ni ngeen def ba dajeek Macron mun ngeen ko def ba daje ak les chefs d'État africains. mu ngoog kon loolu mooy